ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak Walf TV di jaajëfal lu baax madame Kane Ndeye Coumba Diop mi da ngeen doon àndal ci xibaaru timis yi tey nag ni ñee too doon defee waxtu ne noonu lañ amee yéene waat di ko defee tey ànd ak yéen yaatal xibaaru réew mi ak bu bitim réew ci seen ñaareelu pàccu édition du soir dina ci bokk ku ñu àndal tey Assane Gueye ci seen rubrique Vue du Net Assane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha Diop di nuyu mbokk yi ñuy seetaan. suñu waxtaan tamit dinañ ci bokk la revue de la presse africaine et de toute la presse en ligne en général waaye li ñuy njëkk a def Assane mooy ànd ak suñu gantay muy président Doudou Wade membre comité directeur bu parti démocratique sénégalais Doudou Wade maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Alaaji Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu Alassane di nuyu auditeur téléspectateur du Walfadjri la radio des sans voix. la rajo des sans voix loolu moo ko tax a jóg ci loolu rek la ñuy dox alors li ñu bëgg a waxtaane tey daf ciy bokk pàcc bu njëkk muy parti démocratique sénégalais bi nga xam ne ci comité directeur bi nga bokk alors parti boobu jamono ji mu yëngu lool ba pare ba dem sax ñu bari yaakaar ne buñ deful ndànk léegi mu dee parti démocratique sénégalais ci ban état de santé la nekk. parti démocratique sénégalais dafa nekk parti boo xam ne bii mu ngi en bonne santé. bonne santé mooy ci réew mi ñu nekk parti politique yi fi nekk yëpp boo leen di xool ci seen jëf ak seen nekkin ak seen dundin da ngay jàpp ne parti bi mu ngi dund ku dund nag di nga fakkasalu di nga feebar dina la am lu lay metti di nga taxawaat mais parti bi mu ngi dund loolu laa lay mën a tontu ci laaj bi nga wax léegi li nga jëkk laaj mooy parti baa ngi dund dund bi muy dund ak wax ji ci am ak jëf yi moo tax ngeen woo ma fi. si wax jooju jàpp président est-ce que mën nañ jàpp ni c'est démocratique parti bu doon ne parti démocratique sénégalais nga xamante ni démocratie la ñuy woote. maître Abdoulaye Wade jug moom kese daal di tëggaat parti bi ni muy doxee changé li nga xamante ni moom mooy instance yi. dafa mel ni rek tey nga ne pourquoi Emmanuel Macron changé gouvernement am wala pourquoi nga ne Macky Sall génne Latif Coulibaly indi keneen loolu nga laaj wala pourquoi borom kër gi changé sàkket changé bunt laaj boobu du laaj bu ñu war a laaj. parti politique bu nekk da ngay tënku ci li ñuy wax règlement intérieur droit privé la république bu nekk yaay seet ni ngay doxee Sénégalais bu leen neexoon tey ñu def monarchie ne njóobeen yi wala njaayeen yi ñoom réew mi donc parti bi mu ngi dund ci ay chartam boo ko seetee si chartu keneen wala chartu keneen da ngay juum kër gu nekk ak règlement am la. donc su ma la déggee dafa mel ni parti démocratique sénégalais da nga ko méngale ak état comme Abdoulaye Wade moom mooy def li dindi kenn mënu ci dara bu weesoo loolu puisque ba nga ko méngale ak Macky Sall ak Macron. waaw da nga juum ci sa laaj. parti bi dafa am ay charte yu dox bu fekkee ne dañuy dem élection. congrès bi mooy décider ne dinañuy dem élection kii mooy sunu candidat. congrès bi mooy investir député yi. mooy investir président de la loolu mooy liggéeyam mais li la tax a jóg mooy secrétariat national bu PDS fekkee nga ko fi parce que 2000 fi la fekk li gën a gàtt 2014 fi la fekk am na secrétariat national bu bees nu ko Ablaye Wade defoon noonu la ko defee bii secrétariat national yi mooy gouvernement parti bi gouvernement nag premier ministre ak président de la République ñoo koy def bu dee par régime parlementaire la wala mu ngay. est-ce que suma dégg bu baax li ngay wax président mënuñu jubati wax ji neneen moo di ne parti démocratique sénégalais moomeelu Ablaye Wade la comme ni Macky Sall jiite gouvernement nu ko neex tëggee nu ko neex defee est-ce que dañuy jàpp ne moomeelam la rek. non du bu ko tuddee moomeel xam nga nan la. mooy ndax yoon def sante na ko ndax ni Ablaye Wade def yoon santaane na ko. yoon moo wax ne le secrétaire général national. moom du fal boppam congrès rek moo koy fal mais bi mu ko falee ba daf ko jox ay cër ne ko lii yaa koy def yow yaay nommé le secrétariat national yaay nommé ñi nga àndal. ngay liggéey waaw moonte moom moo koy nommé. loolu moom keneen mënu ci dara noonu la démocratie di doxee boo seetloo tey. ci France comme da ngeen bëgg ñu wax France rek. tey biir la République en marche am na problème mu kenn ku génn ne candidat la. am na ci droit mais parti ba am na charte bu mu doxee boo moytul mu dab ko. d'accord charte yooyu sax ngay tudd mu mel ne waa parti démocratique sénégalais Assane très souvent dañ dul juboo ci nit ñi tuddee seeni charte wala boog ni ñu koy interpréter moo tax dañuy dem ànd ak Issa Tine bu fekkee Cheikh Tidiane Diop mën nañu ko may ñu déglu ñoom Oumar Sarr ak maître Amadou Sall ñoom ban gis-gis lañ am ci réménagement yi après ñu doog a ñëw continuer waxtaan bi.
bi tàmbali na ci biir parti démocratique sénégalais. Oumar Sarr, maître El Hadji Amadou Sall, Babacar Gaye ak ñeneen ñu daal di taxawal kuréel gu ñu dippee suqali soppi ba noppi di tuumaal Karim Wade. gisuñu ko dégguñu ko naka ñëwam ci amul benn lay wala benn leeral bett na waa Sénégal yu bari ngir teg loxo kuréelu parti bi moom ak mbokkam goteel na ma dàq responsable yu bari toroxal ñi njëkk a taxaw jàppale ko. ñoom ba léegi xamle nañu ne génnuñu benn yoon ci parti démocratique sénégalais waaye nag duñu taxaw banque seeni yoxo ñuy jalgati sart yi parti bi daal di rëdd. ku dem fa mbaxana nekkee benn muy ci yoon danga fa am ndam jàmbur yàlla yi ñi nangu bokk PDS mënuñu nangu mukk ñuy jalgati sartu parti bi ndax bëgg-bëggu benn doomu aadama boo xam ni sàmmul kàddoom. ñu tuumaal leen ne nguur gi ñoo nekk ci seen ginnaaw Oumar Sarr ak Babacar Gaye di ko weddi. Par rapport à notre attitude notamment sur le dialogue. loolu buñ koy wax lu jëm si wàllu dialogue bi moom moo tax si atum 2016 tey nag dinaa leen wax lu ngeen xamul woon ndaxte dialogue boobu bi muy taxaw maître Abdoulaye Wade dafa ne woon duñ sa dem waaye Karim Wade moom moo ne woon waaw waaye nag boo xoolee bu ñu demee ba mu des benn bés ngir ñu egg si 28 ngir def dialogue boobu moom Karim Wade dafa ne woon sax bu ñu demul si dialogue bi day démissionner si parti bi. a menacé de démissionner du parti. nous sommes. ñun ay nit ñu am jom lañ ñu am ngor lañ ñu dëggu lañ loolu moo nekk ci man moo nekk si ñi toog si taabal bi te gëm naa ni it moo nekk si ñi ñu jàkkaarloog ñi journalistes yi li ñu bëgg moom mooy ñu jox leen dëgg ñun nag dinañ leen wax lépp luy dëgg. xëccoo bi door na ci parti démocratique sénégalais ñi fi nekkoon ay xarit yu maître Abdoulaye Wade génn dal ci kaw doomam Karim Wade ba noppi daal di fippu waaye xeex bi narta yomb ci ñoom buñ ko bëggee def ci biir parti bi nga xam ne maître Abdoulaye Wade moo ko sosoon ci atum 1974 jamono ji sax lan mooy yoot parti démocratique sénégalais tontu lii dinañ ko xam fileeg ay fan. ci biir parti bi loolu la Issa Tine wax mais ci waxu Babacar Gaye dem na ba ni jalgati gi maître Abdoulaye Wade jalgati sartu parti bi te def ko ci ndigalu doomam mu jàpp ne tey ku demoon ci yoon sax yoon jox la dëgg parce que ñëpp xam nañ ne dañu violé texte parti démocratique sénégalais moom juyoo trop ak li nga xam ne moom nga fi expliqué léegi Doudou Wade. waaw dama bëgg a xam. maa ngi déglu ba xam. dama xamul ban Babacar Gaye mooy wax. Babacar Gaye bu PDS. waaw jiite wala jiite woon fédération PDS bu Kaffrine. waaw xam nga nit dina am plusieurs façons. moo tax ma laaj ban la ci. dégg naa mu wax ne gisuñu ko dégguñu ko. en parlant de Karim Wade. waaw mais man ñoom li ñu gis Karim Wade gisuma ko li ñu wax ak moom gisuma ko ñoom li ñuy wax ak Karim Wade li ñu doon wax ak Karim Wade ci benn weer. man waxuma ko Karim Wade ci at. dañ ci am firnde. waaw jóg nañu sax seeti ko ñoom mosuñu fa dem. foofu mu nekk. waaw man mos naa fa dem. yow bu ma ko def. waaw ñoom ña ñu woo ba ñu dem fa ñoom am nañu lu tax ñu dem fa. kan moo def candidature Karim Wade comme candidat à l'élection présidentielle ak lu mu ci jublu woon nag. kan la du moom. Babacar Gaye waaw. moonte am na problème. dernier comité directeur bi ñu def bi ñuy def fële. Babacar Gaye génn na président laaj ko ne ko ndax yow yaa ngi fi dama dégg da nga dem mu gestu laajte Omar Sarr président yéen am ngeen film yi tegaat leen ko. gisuñu ko mu ne Mayoro ne ko fekkewuma loolu. Babacar génn dal ci Omar Sarr ne Omar Sarr ko gën parti bi moo tax il faut nga xam ban laa ciy waxal. bi faral Ablaye Wade bi faral Karim wala bi ànd ak tey Omar Sarr. xaw gis nga ngor ak dëggu ak gore valeur la bu nekk ko xam ne ku nekk mën nga ko approprier. ku nekk ni ma yaakaare ne mu ngi ci man noonu laa yaakaare mu ngi ci Babacar noonu laa yaakaare mu ngi ci noonu laa yaakaare mu am ci ma mais wax yi dafa juyoo. mais lan mooy tontu bi su waxee ne. ku dem ci yoon tey ñu jox dëgg. parce que dañu violé parti texte parti démocratique Sénégal. dafa ndànk Moussa Wa xam nga kii dem ci yoon te demagul yoon man ma ko atte. kii ne damay dem ci yoon te demagul ci yoon du ma ko atte man du ma atte mais balaa maa gëm nit dinañ ko atte mu dem ci yoon. président ñu des un peu si Karim Wade mi nga xamante ni moom Babacar Gaye tudd na ko sànq sax yow yaa ngi ko doon tudd ñii frondeur ñëpp dañoo ne moom moo tëgg mbir mi maanaam moo nekk ci loxo. ginnaaw loxo Ablaye Wade dogalal mu dogal defalal mu def ban responsabilité de Karim Wade am ci changement yooyu. dama bëgg wax rek ci li ma jàpp. fekkewu ma de mais dégg naa Babacar Gaye wax ci benn émission sur la 7 TV.
mu ne bi ñuy jëkk a dem ci dialogue bi ñëpp a d'accordoon sauf moom ak Ablaye Wade mais mu ne bañ gaa yi demee ba wax ak Ablaye Wade ba convaincre Ablaye Wade moo ne nañu dem assister ji à la séance inaugurale mu ne ca la ko wooyee moom mu nga Kaffrine wax ak moom wante moom de minorité Ablaye Wade a accepté ba ñu yóbbu ko ba nanguloo ko dialogue dafa bañoon ñu nanguloo ko wante bu nangoo ñu bañal ko nangu na mais ku ne Karim moo ko nanguloo loolu wax la rek xam nga bu ñu jël seen yëf yëpp séddee ko Karim ñoom en particulier ñoom ñoo nekkoon seen principaux défenseurs. loolu moom mën nañu waaw ñoom seen bopp. ñoo daan ñëw di wax ni nañu Karim nee na nangam ñun ñu déglu leen ñun waxuñoo Karim dégguñu Karim parce que soxlawuñu ko amoon na porte-parole du parti amoon na secrétaire général am na coordonnateur ñoom la ñu wax ak Karim Wade laa wax ci benn semaine matul li moo ëpp fuuf li ma wax ak moom ci at. mais dinañ d'accord quand même ak Babacar Gaye ak Oumar Sarr ci benn mbir moo di ne dañuy wax ne dañuy rajeunir les instances du parti te loolu ku xool li nga xam ne moom la Abdoulaye Wade taxawal comme secrétaire national di nga gis un peu que ni am na bari ay ndaw yu bari yu dugg mais ñu bari dañu jàpp ne ndaw yooyu duñ ko mënee wax ni ko tubaab waxee c'est des hommes de Karim Wade ay nitu Karim Wade la est-ce que à partir de là mënuñu wax ne Karim Wade quand même moo nekk di teg loxo ci parti démocrate sénégalais comme ni ko Babacar Gaye waxee léegi. gis nga secrétariat national bi am le 4 en 2014 ñu ngi may dégg ñoom ba ñu ko defaree am na ñoo xam ne ni ñu ko yëgee noonu laa ko yëgee man mais ñoom bokkoon na ca ñoo ko doon tabax donc waaw secrétariat national bi ñu tabaxoon ñoom en 2014 def ca lañ cay def boobu mën na baax mais bii Ablaye Wade def tey te bokkuñu ci ñoom baaxul déedéet li mu baax sax moo tax ñu toog ci parti bi ne delloo nañu seen poste loolu la ñu wax ñoom ñu ne delloo nañu poste yi. parce que ba léegi waxaguñ ne génn nañ parti. waaw loolu dañu ne delloo nañu poste yi parce que xëy na poste yi dafa baaxul wala dañ ko xeeb mais tey la ñuy xeeb poste tey jii mën mais nit nekk na fi ministre ñu wàcce ko directeur général te xeebul poste bi te toog na. d'accord alors président yan jàngat ngay def si révélation yi nga xamante ne mi ngi commencé tukki fan yi ñu weesu si génnu kaso kii di Karim Wade. bu ñu dégloo Omar Sarr bu ñu dégloo xam nga li may jëkk a constaté rek mooy Omar Sarr. li mu leen wax jàppoon ngeen ak li Amadou Sall wax du benn. léegi kay mën nañ dem déglu Omar Sarr wax. après ñu ñëw wax ak li Maître Sall alors Cheikh Tidiane si c'est possible ñu déglu Omar Sarr li nga xam ne moom la waxoon ne moom la jàpp ne c'est dans ces circonstances là la Karim Wade génn kaso. ni mu ko fekkee xam naa ni sonn na lool si loolu sax laa ko ñaan mu jox ma ndigal ngir ma dem seeti Macky Sall waxtaan ak moom ci mbir moomu mu daal si ànd te tamit li ngeen war a xam mooy ndam lu njëkk li ñu am ci gannaaw ba ma bokkee si dialogue national ba moom mooy bàyyi Karim Wade. bu ñu sukkandikoo ci Oumar Sarr Karim Wade mësula bañ ab grâce présidentielle bi ko Macky Sall mayoon ni katum 2021 te li gën a yéeme. Notre participation à ce dialogue de 2016, le président Wade avait dit non. Karim a dit oui. Karim Wade a menacé de démissionner du parti si on ne participait pas. Mango leer na Assane parce que li mu wax moo di ne Ablaye Wade bëggul woon Karim Wade moo bëggoon te jamono Karim Wade mi ngi ci biir kaso bi ndax nee na bu ñu bokkul mu démissionné ci parti bi ndax bokk googu moo koy may mu génn te Oumar Sarr wax na ne dès que mu bokk rek le premier résultat mooy ñu bàyyi Karim Wade mu dem. waaw xam nga moonte woon ñoom def nañu sax lu ñu la nëbb ñu leen loolu nëbb paxuñu leen loolu man sama wax du changé ñoom waxuñu leen loolu moonte woon tey leen ko wax mais da ngay jàpp ne ci waxtu yooyu ñoom Farba Senghor wax nañu ne ñoom dañuy def pression ci Ablaye Wade ba ne dañuy démissionné ñoom ñi waaw mu ngi si fii ngeen ko denc yéen a ngi nii di ma xool di ree yéen a ko denc génne leen ko waaw mais bi ci des comme moom wax na loolu nee na dafa demoon yërëm ko ba ne dañ koy génn mu nangu ko waaw bésu génn bi lan la kii wax Maître Sall mu ne Karim dafa bañ ñu ne ko si Maître Sall wax na ko waaw mu ne génn ma ngoonte wax yu juyoo na ngoonte bon ñoom la ñu doon lijjante entre ñoom am na ay dëng-dëng déggoowuñu waxoon naa leen ko nag bu yàgg nee naa leen jënd ngeen xale bi dans des conditions yoo xam ne yi bu ëllëgee dina leen dab te am na leneen lu des feeñagul ci mbirum waaw defal ndànk rek defal ndànk xam nga avocat bi nee na Omar Sarr bu mu gën a fekk ko fi ne ko fi am na ñu ne sax dem bi moo ci boole mu dikke ci ñoom am na ñu ko wax parce que ñoom ku nekk a ngi nettali sa morom xaaral ba ci kanam donc léegi ñoom juyoo bi am na
dama bëgg a génn ñu ne da ngay génn nga bañ. dem na ba nga xam ne sax Karim Wade nee na sinon mu sumee ko dematuma. très bien ñu déglu maître Sall Assane parce que Cheikh Tidiane lijjanti na maître Sall pour ñu déglu exactement li mu wax comme ça bu bañ a nekk jëw ku nekk li ngay wax la ñuy xam après ñu commenté ko. boobu avocat daal di am ay waroo ci ay kàddu ak naataangoom yi faree ca Suxali Soppi moom mu jàpp ne doomi Abdoulaye Wade ji mësula sàkku ak njéggal ci njiité réew mi Macky Sall maître Amadou Sall moo nekkan ganu émission sortie ci Walf TV niki dibéer bi ñu weesu. balaa lépp di am yow su bopp da ngay bind nga ñaan ko. waaw demande grâce. du ma ko ñaan du ma laaj dara du ma bind dara su leen neexee ngeen génne ma parce que seen coobare la waaye du ma leen ñaan ngeen génne ma ñu ne ko da ngay génn mu bañ. ma ngoog leer na. maître Sall moo ko wax da ngay jàpp ne. dafa am luñ may tere ma wax ko. mais seen wax juyoo na. nuróowul bii dafa weex bii dafa ñuul bu bii xawoon weex giri bii giri ñu wax ko bii rouge woon bii vert bi ñëw wala burtu mais wax yi dafa juyoonoo dafa safaanoo comme penku ak sawu. moonte ñaar benn moo mën a am na ko ci waxul dëgg. bu fekkee ñoom ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd bokk front boobu muy sukkali alliance sukkali soppi jubóowuñ ci ay wax kon lan moo war a tëgg loolu nga xam ne mooy ànd boobu. xaw ma ko je sais que sax ils n'ont pas le même combat bokkuñu combat parce que combat Baba Omar Sarr combat maître Sall ak combat Babacar mënul nuroo parce que Babacar dafa jógoon di combattre contre Omar Sarr loolu ñëpp Sénégal yëpp dégg nañ ko. ci page Facebook am ne ñoom ñoo ko bëgg a boole ñoo ko bëgg a sànq ñoo ko bëgg a génne ci parti bi loolu yàggul. d'accord alors donc ñoom li tax ñu juyoo dañ doon tabax ci lu dëgg te dëgg du fanaan àll seen génne Karim bi ak la ñuy fa waxante ci biir am na lu ci des. te dina fi attends maa ngi koy maître Sall li mu wax nii moom loolu moo am. parce que moom avocat moom. déet dama ko ci topp di ko ci topp ba ci biir réunion la ko dindee topp naa leen ñeenti weer pour xam lu xew. maa ngi koy wax ne loolu mu wax nii. loolu wax ci benn réunion cadre ñu ko fekk bari na mais bi ma ko laata wax yàgg na. am na leneen nag lu des. donc moom li mu wax nii moom la wax ci biir moom la wax ci biti. donc moom wax juyoowul ci lii moom wax yi juyoowul d'accord alors il faut ñu jéem a avancer tuuti nag mais wax ci actualité parce que fan yi ñu ngi wax ci ay affaire gouvernement de majorité présidentielle élargie gouvernement d'union nationale bokk na nag ci histoire PDS di dugg ci ay gouvernement est-ce que tey dina traverser seen bopp nga ne bu ñu jugee ci dialogue bi Macky Sall woote woon ngeen dugg ci gouvernement PDS mën na ko intéresser. xam nga PDS. dafa judd ci atu coow judd ci coow ñu wusin ko ci coow ci benn situation bu difficile Sénégal ak Afrique doomu chef de gare la du ragal yuuxu saxaar mais li loolu di am yëpp moo tax bi ñuy bind suñu sarti parti Abdoulaye da waxoon ne ce parti ne sera ni liquidé ni sabordé et l'histoire lui a donné raison xaalis lu ne jaar na ci tey nag bi ñu agsee ba fii saa yu ñu mësee dugg ci gouvernement ñun ñooy ñëw wax ne dañuy dem ci gouvernement ci waxtu sàngam buñ ciy génn dañ ciy génn ci waxtu sàngam ragaluñu loolu. mais est-ce que bii intéresse na leen. ça ne nous intéresse pas ñi mu intéressé ñu ngi ci dialogue bi wala ci porte dialogue bi wala aux alentours du dialogue nekkuñu ci. mais yéen bind ngeen ne ñoom li leen intéressé ñoom nag waxuwuñ ma ko ba ma koy wax ci Fada moom Keita moo ma ko waxoon lu leer laa wax dama leen woon SMS ngeen gis mais bi yéen bind ngeen ne. wala boog journaliste yi bind nañ ne. waaw journaliste bind nañu ne. voilà presse bi wax na ne. ñoom intéressé wu ñetti poste ministre te lim nañ leen ñoom ñett lim nañu Omar Sarr. lim nañu Maître Sall lim nañu Decroix. Decroix nag xaw ma am na wala amul mais dégg naa ko mu ñu sànni ay flèche nee na ñi nekkul ci dialogue ay ragal lañu ñun nag yéex nañu ragal. d'accord alors dinañ am temps sax waxtaan ci bis bu ko occasion may ak Mamadou Diop Decroix mais dañuy fàtt rek ñuy seetaan ne ci l'édition du soir la ñu ànd ba léegi ni ñu koy defee dañuy daal di dem seeti la rubrique vue du net ànd ci ak Assane Gueye dinañ ci ñëwaat ci actualité yi ñuy waxtaane nii justement moom la ñuy waxtaane waat ci seen rubrique vue du net léegi lay doon.
rabbil alamin. ma ngoog Assane ñu njëkk waxtaane kon li nga xam ne président Macky Sall jël na ko ci dogal mooy ñu bari ñoo xam ne état wu Sénégal moo leen doon yoral téléphone am na jëf yu mu nar a jëflante ak ñoom ndax nee na dafa bëgg a wàññi dépense yi nga xam ne mooy dugg ci téléphone boobu. Moustapha ñenn si taskatu xibaar yi sax ñu ngi koy tuddee le forfait Macky. ngir wax comme ni forfait ñeneen ñi amee ñu may bañ a tudd la. voilà ñoom seen forfait yi amee. muy mbir boo xamante ne nee na day rationaliser maanaam wàññi li nga xamante moom mooy dépense bi état bi di def. te tamit buñ koy rationaliser li ñuy gagné si koppar ngir dugal ko si gafag ak réew mi mën na dem ba egg si 15 jàpp 30 milliards si nga xamante ne moom mooy li ñu daan jëfandikoo ci wàllu téléphone waaye nag daa xaw a doy waar si ñi nga xamante ne ñoom ñooy internautes yi ndaxte lim yi ñu bind ni moom la ñuy jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci administration muy ministres yi muy DG yi dafa dem ba foo xamante ne toll na si 300 000 par mois et par ministre. par benn mel ne Moustapha Diakhaté wax ne ay caaxaan la. loolu Macky Sall di wax noonu. Moustapha Diakhaté bokk na si ñi nga xamante ne c'est le premier opposant de Macky Sall. en tout cas yëkkati na bokk na si ñi njëkk a yëkkati plume da di bind si page Facebook am di wax ne nag loolu ni mu ko gisee ak ni nga xamante ni moom noonu lañ ko nar a doxalee du li nga xamante ni moom moo daal di méngoo. bala ñuy ñëw ci commentaire yi président Doudou Wade est-ce que yaakaar nga ni mesures yu président Macky Sall jël yu pertinente la pour wàññi les dépenses de l'État. c'est-à-dire que Moustapha balaa ñu ci wax il faut ñu dellu gannaaw tuuti tamit. yenn saa yi bu dara xew war nga daal def recul tuuti. dama la yëgal ne en 15 juin 2011. le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ak ñoom Zakaria daje nañu ak fonctionnaires yi. ak ADI ñu wax ne am nañu ay possibilités léegi wàññi de 4 milliards la facture de téléphone. avant loolu Mamadou Lamine Loum gescompté woon na téléphone bi mu nekk premier ministre. waaw du ma àgg foofu du ma gën a sori foofu dama yemale fi gën a gàtt parce que Souleymane a ngi foofu ci biir. waaw mi ngi dégg. bi ñu ko defee le gouverneur de la région de Thiès. moo jël parole wax ne. 200 000 yi ñu ko assigné woon par mois léegi 22 000 la. luy loolu. 200 000 yi mu daan fay yi mu daan fay wàññi nañ ko mu mën 22 000 wàññeeku na ci fay ci léegi. ak ADI ak li ñu doon def ba nekk 22 000. J'interpelle le gouverneur de la région de Thiès j'ai le journal avec moi. mu ngeeg man ñu avancé. 2013. génne naa ko léegi article bi ak madame Diakhaté seen journaliste bi mu ngi may dégg mu ngi ci biir kër gi. Aïcha waaw. Cheikh Bakhoum ne. facture 25 milliards bi dinañ koy wàññi ba mu dem ay 17 wala yooyu. mais premier ministre. moo wax ci assemblée bi journal baa ngi am. au mois de novembre 2014. ne facture de téléphone bi nekkoon 25 milliards ñëw na 10 milliards. waaw bu fekkee ne ñoom wàññi nañ ko ba 10 milliards en 2014. lu ko yóbbu tey 17. jar na laaj. waaw mooy lay wan ne d'abord dañ dul wax dëgg. d'accord gis nga fen mu ngi ci ñetti wax yooyu am na ci. kan moo ci wax dëgg. président li moo indi nii nag dama lay yëgal benn affaire bu gàtt. bu gàtt nag. rapidement. waaw président xam nga lan la bëgg. président dafa yokk salaire wu nit ñi. nit ñan ñi mu jox yëpp 300000 ak 25000 dafa yokk seen salaire. te maa ngi wax la direction des impôts ne leen. bu ñu dugalee loolu ci salaire yi nañu jàpp ne salaire bu ñu war a imposer la te kuñ ci jox 300000 doo ci fay téléphone. d'accord alors amul lu ñu ciy def. dañ ciy joxe dépense. ba pare utiliser téléphone bi nekk seen bureau. ñu lire ñaar wala ñetti commentaire pour mën a déglu la revue de la presse africaine parce que tey il faut ñu jéem a jàllale li ñu yore yëpp bala ñuy tàggoo jox Ramatoulaye. ki njëkk commenté muy Amadou Tidiane Sy li mu wax moom mooy rationalisation bi moom daanaka prédation la ko daal di dippee ndaxte boo xamee dafa ne 300000 li ko si gën a doy waar mooy da koy jël dugal ko si compte ñi nga xamante ñoom ñooy liggéey ci mbir moom ñoom lañ koy fay du wax léegi muy wax ni rek am na ñetti mbir yoo xamante ne dina ko si jaaxal muy Messi 2 maanaam Macky Sall lay tuddee Messi 2 moom yaakaar naa ni dafa jëlati na ab décision boo xamante ni daf ko yéex a jël si li nga xamante ni waaye jëlewu ko si li nga xamante ni noonu la ko waroon jëlee maanaam décision bi yéex na te jaarul yoon muy mbir moo xamante ne doy na waar ci kaddu Amadou Tidiane Sy moom it muy wax ni tey tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy jël mbir moomu dañ leen war a imposer di cadre ci cadre yi nga xamante ni président mi ngi koy wax léegi te tamit buñ ko fàtte ni war nañ ko jëmale sax ba ci ñiy liggéey ci au niveau international ñoom xam nañ ni téléphone boobu moo koy utiliser 300000 mënoo ko utiliser si weer ndaxte yaakaar naa 30 heures mënoo ko wax si au téléphone ci weer kon nag am na loo xamante ni doy na waar wuuteeloog ak gouvernance sobre et vertueuse
bi nga xamante ne ñi ngi ko doon wax. beneen internaute Moustapha Diakhaté ñu jeexal ak moom ak kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko ba tey jëmale ko ci biir bi mi ngi doon wax ni Macky Sall nag li mu def nii yaakaar naa ni décision la boo xamante ni juum na si ndaxte dégluwul ñi mu war a déglu wala waxtaanul ak ñi mu war a waxtaanal ndaxte 17 900 rek yaakaar naa ne boo ko yoroon def ci benn forfait ci weer wi yi nga si waxtaan ba liggéey ci ba weer wi dee te it du la dikkee lu ko ëpp moom Moustapha Diakhaté moo ko yëkkati yooyu kàddu bu APR. D'accord di ko sant di ko gërëm moom Assane Gueye léegi la revue de la presse africaine et de toute la presse en ligne Aïcha Diakhaté lañ ci àndal. doore ëttu yéenekaay Afrique yi ak sunu réew Sénégal sunu naataangoo yi nekkee ci seen web xëy fësal ab xibaar boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci source a àddu nag ci mafia bu ñu nemmeeku ci ressources yi rawatina fer bu Sénégal di ci dem bay sampub laaj ni ndax amul leneen lu làqatu ci ginnaaw ñëwub Tosyal yi di entreprise turque bi nga xam ne moom la ñu dénk exploitation gi ni mel waaye di sampub laaj ba tey ci xët yi ni ndax porox dolluwuñu ci vide juridique bi nga xam ne wër na mbiru fer bi ngir daal di def seeni njombe ci bile wàll ak lu ci leer ba leer mooy ne secteur fer ak béton acier nemmeeku nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di woy politique gi daw nañ wuti ji ko bu baax a baax wàllub scandale nag naam ki la di Ousmane Sonko daan na ko caa xeencu waaye li leer ba leer mooy ginnaaw tooginu maître Abdoulaye Wade ci bopp nguur gi ba tey nemmeeku nañ ni ay milliards yi milliards ci sunuy koppar mu ngay nax saay saa su ne jëmale ko ci wàllu production nationale bi nga xam ne doyut jamono jile bi ñu ko dénkee yi tamit APEX chantier yu mag yi état bi daal di nag délivrer ay titres d'exonération yu entreprise yi nga xam ne ñoo war a daal di dëxëñ yooyu les partenariats parc la boo xam ne exploité nañ ko ci nu mu gën a gaawee nemmeeku yi tamit koppar gu bëri goo xam ne dugg na ci gafam nguur waaye lañ ca mën a rafet bokk na ci ni trésor public am na lam ca gagné ndax service douane bi daal dina àddune amaloon na benn taxawaay bu mucc ayib lëkkaloo ceek ministère du commerce ngir mën a xam njuumte yi ba mën caa gañeloo réew Sénégal lu toll ci 200 ak fukk ak juróom-benn milliards ci sunuy koppar information bi nag ñu ngi ko xamle woon ci 3 weer yu tegaloo du mois de mai juin ak juillet bi ñu génn Seneweb dem Sénéplus fekk fa entretien bi nga xam ne sekk nañu ko maître El Hadji Amadou Sall moom may àddune day mujjee génnee loxoom ci défendre gi mu doon défendre ki lee di Karim Meïssa Wade mu bokk ci ñenn ñi nga xam ne bokkees nañu ci alliance Sukkali Soppi ñu daal di ko invité ci Sénéplus mu daal di faa yëkkati kaddu yi ni mel waaye nag di weddi kaddu yi nga xam ne yëkkati nañu ko ne secrétariat national gu yees gi bi nu koy càmbar wala bu nu koy fësal dénkoon nañu kaddu yu Omar Sarr Babacar Gaye ak moom mile maître Amadou Sall dem sax bay xamle ne kaddu yooyu ñu ngi xamle woon ne sooboon nañ seen loxo 4 at ci gannaaw maître El Hadji Amadou Sall bi la yoon nag moom mooy beneeni crise bu ñu nemmeeku ci parti libéral bile nga xam ne jamono ji violation statut moo koy xel di yàq moom maître El Hadji Amadou Sall di wéy di xamle ne parti démocratique sénégalais mu ngay des ak valeur am ba tey te bokk na ci ñi nga xam ne seen alliance bi Sukkali Soppi ci biir parti bi la ñuy xeexee mbir mi ba gañewaat ko. di ko jaajëf lu baax moom Aïcha Diakhaté Assane maa ngi lay gërëm bu baax. di gërëm tamit président Doudou Wade mi nekk suñu gan tey ci l'édition du soir mbokk ñu ngi leen di jaajëfal lu baax yéen tamit ci tànn bi ngeen di tànn Walf TV léegi journalu 20h ak Ramatoulaye Badiane.